xam nga tey mënuma comprendre ñu naan Sénégal amul justice Sénégal du doxal yoon ba pare ñoom ñuy wax loolu wëlbatiku di tordre la main bëgg a tordre la main justice sénégalaise. ndax mënoo wax ne c'est assez contradictoire Sénégal du doxal yoon seen wax ñoom. ba pare nag boo téyee nit ñu taxaw fee ne nañu génne diw kon ça veut dire que ñoom li ñuy wax sax gëmuñ ko. dama jàpp ne ni ko Sénégal yëpp jàppee que dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa am yoon dëkk boo xam ne la séparation des pouvoirs dafa nekk une réalité. ñu am le pouvoir exécutif muy doxal liggéeyam am le pouvoir législatif bi nga xam ne fa lañ bokk ñun muy def liggéeyam am tamit pouvoir bi nga xam ne mooy le pouvoir judiciaire muy def liggéeyam. kon mënoo éviter la justice nga ne mu impartial mu tëddee ñaaxanaay ba pare yow sa bopp nga bëgg yoon boobu noonu bu la neexee bu la soobee rek nga ne ko bul àttee diw kenn du ko tëj. génneel diw. donc je pense que. est-ce que foofu du président de la république bi waxoon ne am na yenn dossiers yoo xamante ne maa ci teg sama conc est-ce que loolu aussi ci réew mu am yoon tamit am ñoo xamante ne jàpp leen la main dans le sac ba léegi ñu ngi ci dëkk bi dox seen soxla yooyu est-ce que du frustré aussi bu ñu nee dëkk yoon la. non xam nga man li ma jàpp mooy te gëm ko mooy yoonu Sénégal dafa nekk yoon boo xam ne dafa indépendante. mooy dafa tëdd ñaaxaanaay. du yoon boo xam ne du président Macky Sall du keneen moo koy tëralee la mu war a doxee. dañu am justice boo xam ne tey fépp foo dem dans le monde entier justice boo xam ne la dañu ko envier ñoom ay magistrats yoo xam ne tey ñëppoo leen respecté ci biir ak ci bitim réew. kon loolu tamit bu ñu ko saafaanee ñiy wax naan président dafay dugal loxoom ci wàllum yoon man gëmuma loolu. man la ma gëm mooy ñi nga xam ne tey ñoo ŋànk sunu yoonu réew. politique gu ñu dañu nekk ay nit ñu mag nit ñu jàng li nga xam ne moom la ñuy liggéey wekk sénégalais yi xam yoon jànguy droit di ko wéyal te na mu gën a yembee. ma bëgg tamit muy lenn xam nga tey ji mouvement bi ñuy wax muy M2D man dama jàpp ne c'est un parti politique d'opposition. Ah bon? Oui parce que tey ji les animateurs de ce mouvement. ndax bu ñu taxawee na société civile la. man du ma ko gëm. parce que ña taxawee société civile te dee ñaaxaanay nañuy liggéeyee la ñuy déclarer nañuy communiquer. dafa uteeg lool ñoom ñi nga xam ne dañoo taxaw. ñu am na ñoo xam ne sax dama leen ràññee ñu bokkoon di xeex ca M23. bokkoon di xeex bokkoon ci ay coalition politique. kon tey ñooñu bu ñu ñëwee dañuy animer lu mel ni mouvement M2D. foo leen fekk ñu ngi ànd ak ay leader politique. opposition. doo leen fekk mukk tey le président Macky Sall am lu mu def pour askanu Sénégal ñu wax cee taxaw wax cee wax ndax dafa duñu ne ma président Macky Sall depuis qu'il est là deful dara pour askan wi. xam nga li gën a bon ci àdduna mooy nihilisme pour un intellectuel. boo nekkee intellectuel nekk ci dëkk. te nga ne yow soo civil bi nga bokk te dee ñaaxaanaay la ñuy xaar ci yow. mais munoo encagoulé nekk politicien. dugg ci da ngaa dugg société civile bi di jàppale ay leaders d'opposition. kon jàpp nga ne ñoom daal ay politiciens. xeexaluñu askan wi dañu mais sont des politiciens encagoulés ñooñu xeexaluñu c'est dommage xeexaluñu askan wi parce que jiyee ji fi am mars ñoo ko fi indi. moo tax damay jaale waat ñi nga xam ne tey dañoo ñàkk seen bakkan di jaale seen famille ndax tey ñoom ñi yóbbu woon xale yépp ñuy manifester wu. ku nekk yaa ngi sa kër toog ak sa njaboot. moo tax Sénégalais il faut que ñu gën a yeewu. ma dama jàppoon depuis le 23 juin les Sénégalais am nañ maturité te loolu laa jàpp ba tey. donc waruñoo nangu des politiciens yoo xam ne tey jii pour rek puusal ma toog moo tax ñuy oote à la révolte di woo xale yi pour ñuy rayante. te seeni doom nag seen biir kër toog. ñoom deewuñ seeni doom deewut seeni jabar deewuñ seeni mbokk deewuñu donc moo tax ma ne dañoo am chance. am président mel ni président Macky Sall. muy nit jàmm di woote jàmm di dox sa jàmm. ñëpp xamee ko ci loolu ñun ñi nga xam ne dañuy def. mais est-ce que du gravité mémorandum seen mémorandum bi président bi ñoom bi ñu jël état jébbal ko ñoo ñi ñu ko jébbal maanaam dañu jiiñ lépp ne ñi fa dee opposition bi la Ousmane Sonko la mais ñu waa M2D aussi boo gisee seen mémorandum bi ñu teg aussi lépp dañ ko jël teg ko ci ndodd état ne ñi fa faatu ñoom ñooy responsable. déedéet état amul ci responsabilité. Ah bon? xam nga ñoom responsabilité ñi woo xale leen génn leen ngeen rey sa jaay seen bakkan
man je me dis que ne boo nekkee da nga nekk leader politique nga ne askan wi moo la ñor na yow sénégalais yi da nga bëgg sénégalais yi yaakaar naa ne doo benn doomu jàmbur ni ko génn nga jaay sa bakkan ndax man lu laa gëm moo tax mënuma gëm ne président de la république du benn yoon bu mu taxaw woote benn sénégalais ne génn leen ngeen jaay seen bakkan président Macky Sall defu ko mais ñu ko def gis nañ leen oote nañ à la révolte ay xale ñàkk seen bakkan muy lim bu takku tey te loolu yaakaar naa ne du musu wax ñoom seen conscience wax ci mën a dëñ man loolu lu ma métti la askan bi juguñu woon pour défendre xam nga non askan bi dama la expliquer gis nga tey am na ñoo xam ne ñu bëri dañu ñàkk seen liggéey tey gis nga Auchan yi ñu toj ay Total toj ay boutique jàmbur mais xale yooyu tey amoon na ay père de famille amoon na ay mère de famille amoon na ay soutien de famille tey ñooñu tey ñoom ñi leen doon yee naa leen dem na ngeen fitna ils les prennent pas en charge xale yoo xam ne tey lañ gën a sonn xale yoo xam ne nous on les a rencontrés dañu bëggoon def communiqué def point de presse toog wax askan bi parce que fi mu nekk nii benn leader fekkewu leen seen kër yi kenn jàppale woon ci dépense kenn jàppale wu leen ci médicament kenn jàppale woon seen ñàngu doom moo tax sénégalais yi je pense que ils ont appris de ce qui s'est passé ils ont appris que ne ñii di wax ay naxakat rek la ñu te ñii di wax kon bu ñu mobiliser waaw non tey boo xoolee xam nga mobilisation dafa am solo gis nga tey gis naa mobilisation bi xam nga le peuple n'a pas répondu ah bon waaw xam nga yéen li ngeen di wooyee mobilisation non xam nga askan wi boo xoolee tey jii di nga xam ne askan wi génnuñ ba tey même bu dee am na ñu génn mais ñi ngeen di wooyee askan xam nga damay dégg ñu naan askan wi léegi gëmatuñ président de la république askan bi léegi ñi ngeen di wooyee askan c'est important parce que bu fàtte xaju fi parce que ñu ngi 2021 début d'année 2019 lañ fi teg le président Macky Sall donc on peut considérer que ne le président amu ko fi 2 ans sax yow koo xam ne dafa dem laaj am ñeen ñu jóg dem laaj ñoom tamit kàddu askan wi askan wi naka yow la ñu tànn koo xam ne daf fi nekkoon xam nga li gën a métti ci àdduna ku ñu falaat ko te bañ koy falaat te ñi nekk di wax ñoo jógoon dugg ci dëkk bi uti mu uti sénégalais yi na ko yow doo dem sax 2e tour dañ lay jox majorité au premier tour nga jàll sa bilan moo la fal ak sa programme waaw kooku tey war nga mën a na askan wi faale wuñ la jërëjëf naa ñëwaat ci yow ma jox kàddu gi soxna Maimouna Dieye jiite jigéenu Pastef yi dégg nga li honorable wax dégg nga aussi li honorable Adji Mbergane Kanouté wax manifestation yi noo ko gisee yow ak noo ko jàngatee jërëjëf Mass xanaa di wax rek ni déjà bu may joxe bilan tey ci bis bi ñu dajee muy daje boo xam ne M2D moo ko sooke woon ci programme boo xam ne jaar-jaar moo ko indi ci programme boo xam ne aussi ay série d'actes yu ñu war a poser lañ ko ponctuer dama naan tey macha allah le peuple a répondu à l'appel de l'opposition parce que M2D li mu bëggoon mooy dajale mbooloo xamal leen ne leen dañ ñoo tënkoon gis nañ ne jot na pour ñu génn ci fi ñu bëggoon tënk nag dañuy wax askan wi ñu dégg ñu loolu liñ ci gis mooy tey ñi fa ñëw sax boo xoolee xam ne duñu génnoon le 8 février di wax rek ni maa ngi masawu encore une fois famille yi nga xam ne ñoom la seen doom ñàkk seen bakkan seen njaboot ma mën cee wax lu bari parce que famille yi ñàkk seen bakkan yi seen doom yi ñàkk seen bakkan yëpp daanaka yu ci bëri bi ñuy dem di jaale ji ci laa bokkoon au niveau de Bignona ba laata ñuy def la déclaration de Bignona man mii ma fekkee rob yi kon je l'ai vécu dans ma chair muy loo xam ne dama naan waxuma réccu parce que comme ni ko soxna Adji Mbergane waxee ñun ñoo puus ay doomu jàmbur ñu dem ci waaye dama naan ñooñu dee boobu nga xam ni du jaas doomu aadama bu nekk yàlla wax na kañ la sa bakken di rot ñuy ñaan yàlla mu doon ci jàmm waaye du jaas man mi ko fekkee laata ñuy def déclaration de Bignona dama ne man day lii sas la ci man ndax dama ko dund dans ma chair dama dund le 8 février boobu ndax blessé yu bëri yi doon dugg ñu leen di faj
ci biir kër Ousmane Sonko ndax lu ñu bett. man mii maa ànd ak médecin yi keroog di leen jàppale ci paj bi. te man duma docteur. waaye di wax rek ni bu ñu bëggee jël opposition bi teg ko seen ndodd. man pour man loolu vraiment mauvaise volonté la. malhonnêteté intellectuelle la. parce que dama xalaat ne bu dee amee nañu rafetal rek. dee am na. doomi Sénégal lañu ñun ñëpp ñoo leen bokk jur. mais ça ne veut pas dire que pour defar sa position da nga war a jàkkaarloog nit ki ne ko yow mii lii yow yaa ko waral ndax bu ñu doon seet rek fu ñu indee responsabilité. foog naa ni benn njiitum réew la ñu am. te njiitum réew moomu dafa am loo xam ni def na ko léegi nii soxna Aji mi ngi naan séparation de pouvoir bu amoon ci réew mi le 8 février du am. ndax abus de pouvoir lañ fa def. ni président Macky Sall taxawee pour toroxal président Ousmane Sonko muy wax encore ci kàddoom parce que j'ai vraiment saisi une bonne partie de li muy wax pour introduire rek samay propos. moom dafa ni Sénégal rek la nit sañ a taxaw di wax lu ko neex bu xëyee dem am naa yaakaar ni xëy na xel fàtte xaju fi. Ousmane Sonko 2016 biñ koy dàq de l'administration lan lañ ko tegaloon ay waxi kasaw droit de réserve dafa war a xam ni ci lii lay liggéey fekk mi ngi ko doon xaar sax na ko jekk waaye loolu mooy yi ñuy def te duñ ko wax ci kaw. kon bu ñu nee waaw Sénégal nit sañ na fi def dara bu jógee ci émission ñibbi këram yeewu dem liggéey ji te dara du ko ci fekk. doo ko def ci kanamu nit ñi. Macky Sall am na doole joo xam ne ndax dafa yor appareil d'État. mën naa faagaagal nit mën naa am fu mu jaar ak nit te Ousmane Sonko rek njëkkeew ko y a eu des inspecteurs des impôts. yu nga xamante ni dàq nañ leen ci yeneen régime te xeex bu ñu doon xeexal seen réew moo tax. kon bu ñu bëggee jël Macky Sall maquillé ko ñun la ñu gis ci moom rek la ñuy wax ak sunu aqulaay taalaa nag. kon dama ni li xewoon ci période boobu. y a 3 mois. nekk na loo xam ni man dama naan échec la. pour un président de la République. bu doon réewu tubaab wala réewu dëkk yi nga xam ne démocratie dëgg dafa am. foog naa ni moom ci yoon dafa waroon a xool toogaayam. dafa waroon démissionner. gouvernement woon démissionner. parce que échec bu mel noonu mësul am ci réew mi. peuple bi génn di wax ak yow mi ngi tudd léegi société civile mais société civile lan mooy premier rôle am protéger la population. politique gu ñu société civile politique gul. je suis tout à fait d'accord waaye nag askan wee ko tax a jóg. man laata may dugg ci politique société civile laa nekkoon. j'ai fait un choix. xëy na damay politique 2014 moo dugg Pastef. mu leer nañ mais bu ñu accuser société civile. ci loo xamante ne ñoom seen àq ak yelleef. mooy protéger seen droit ak seen naka lañ koy wax prérogative mooy protéger askan wi. te askan wi dañu demoon ba tumuranke ndax sunu armée sunu police sunu gendarmerie. la ñu yaakaar. pour am jàmm. pour am tranquillité am sécurité ci réew mi mais bu ñu demee ba njiitu réew mi. jël ko def ko outil de matraquage outil d'oppression. yóbbu fitu nit ñi mais pour société civile dañu tiit. moo tax ñu ñëw wax M2D. avant ñuy wax le 8 février période boobu yëpp M2D amul woon. M2D crise bi moo ko créé. ok li tax société civile gis ci boppam. c'est parce que dañoo dox te amuñu lu ñu bëgg sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla bàyyi. amiin yàlla na ko yàlla wéral ay cëram. amiin ba léegi dama naan baatin la bésam boobu. mu ñaan ñu arrêté parce que sëñ Abdou wax na ko léegi. bisub keroog ku mel ni man. mais sëñ Abdou Bara aussi li mu wax garaaw na bu ne bisu keroog bu woon li ñu ñaan xale yi fa ñu jëmali fii mooy. maa ngi ñëw ci loolu. dama ni bis boobu dama naan baatin. maanaam yàlla moo namul Sénégal am problème ndax ñaan googu jindi na lu bëri ci ñun. ndax kat nit nag boo nekkee cim réew juddoo fa yaroo fa màggee fa war a wax muy un droit constitutionnel. ñu taxaw di la jaay doole mais boo danga naan wallu da ngay yuuxu ba ñëpp dégg la. boo ci amee pexe nga def ko ci. ndax soo amul boo amee looy wax ci diine li mu wax soo ko mënula muñ na nga ko wax ba ñu dégg la. loolu dong la ñu def. ñu jël naka lañ koy waxee les moyens de l'État
di ko doo ci kaw askan wi. loolu kan lañ koy def mu noppi. te pour son naka lañ koy waxee sa connaissance. à l'honorable député Adji Mbergane Kanouté. man je vous dis mon fils il a 31 ans. am na gaañ-gaañ. man sama doom tëddul ci kër gi. ñu bëri ci sunuy doom tëdduñu ci kër yi. ñun duñu politiciens yooyu di làq doom yi aux États-Unis wala en France ñëw toog fii di wax rek di blabla. defuñu loolu. xeex bii xeexu principe la. xeex bii xeex boo xam ne njëriñu Sénégal la. pour Sénégal jëm ci kanam. on n'a rien contre Macky Sall mais moo fi ne. bu deful yoon dañ ko koy wax. ni mu bëggoon toroxale Ousmane Sonko ndax lan. wane ni moom mooy président de la république. ku mu bëgg daaneel di nga daanu man ku ma xool xam ni aw ma âge yu nekk di xeex si mbedd bi. mais ku mel ni man wala ku ma mag sax pare na def li ma def keroog